merci beaucoup léegi ki nga xamante ne ni moom mooy gan gi yegsi na mu nekk coordonnateur adjoint bu Pastef Abdou Samad Diokhane monsieur Diokhane moom lañ dalal ci ganu bët setu tey jii mu nekk matinal bi nga xamante ne ni moo leen gënal ci réew mi ak ca bitim réew. laataa may dem ci moom rek di jaajëfal ki nga xam ne moom mooy Khadissa Faye Bamba Thiagne Zénith Prod maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Omar Fall merci beaucoup Aji Arona Faye yéen a ngi ci biir ñoom ñu ngi nekk ci li nga xamante ne ni moom mooy YouTube bi waa Facebook maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne ni moom mooy Pape Scofield Sané El Hadji Moussa Seck Am Seck LBP El Hadji Moussa Seck maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax may ko woni ma azo lii métti na merci beaucoup yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di kontaan ci teewlu bi ak ànd bi ngeen ànd ak li nga xamante ne nii moom mooy Seneweb TV ci www.seneweb.com aussi ak Seneweb rajo yéen ñi nekk ci plateforme digitale yëpp di ñu fa suivre maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali ne chaque jour du lundi au vendredi dina ñëw ci seen matinal préféré ànd ceeg toute l' équipe à partir de 7h yéen ñi nga xam ne yéenay laajte émission bi ban heure lay commencé xam leen ne saa yu bés bi tàmbalee rek 7h bu seen bët setee rek ñëw leen suivre li nga xamante ne ni moom mooy bët set di première matinale digitale boo xamante ne nii Seneweb TV moo leen ko jagleel merci beaucoup ñu dem jëli gan gi Ousmane pare ngeen depuis studio A. waaw jërëjëf Mouhamed pare nañ comme ni ñu ko waxee gan gi tey Abdou Samad Diokhane la ñuy dalal mu nekk coordonnateur adjoint bu Pastef bu Dakar nekk aussi coordonnateur bi nga xam ne mooy fan.e amitié monsieur Samad ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Diko ñu ngi leen di nuyu di leen sant waa bët set bu Seneweb TV. di rafetlu seen liggéey bu ngeen def saa su ne. jërëjëf siyaar si àjjuma ji. jërëjëf Abdou Samad actualité bi avant ñuy ñëw ci li nga xam ne moo ñeel Sonko Covid 19 gars yi indi nañ nee nañ ay dose ba nga xam ne war nañoo commencer vaccin bi mardi bi di ñëw mën naa ne est-ce que seen njiit Pastef nga xam ne Sonko moo ko jiite pare ngeen ak quelques membres leaderu Pastef pour wane le bon exemple jël ci vaccin yi vacciné wu. waaw ngir wax ci Covid bi di masawu ñi nga xam ne ñu ngi ci nekk ci hôpital yi ak seen kër yi di ci jaale ñi nga xam ne suñu borom def nañu jige ci di wax tamit ne seet nañ ne Covid bi niñ ci waxoon Sénégalais yi wax leen ci ñu moytu ko gis nañ ne ñi ñuy jiitu de ñoom tal nañ leneen lu dul Covid bi. moo tax su démb bi ñuy gisee président dem di jëli ay vaccin ñu bëri yaakaar nañ leneen lay jëli sax ndax waxatuñu di jëm ci Covid bi di wax ne njiit nag soo jiitee mel ni lii ñëw soo ne acca leen vacciné wu da ngay joxe bon exemple te yaakaar nañ ne ñoom tamit dinañ joxe bon exemple ngir won askan yi ne li ñu indi lu baax la ci li ñu yaakaar kon loolu ñoom la ñuy gën a ñaax ci loolu waaye ñun tamit newuñu lu ay Sénégalais la lu baax ci Sénégal moom yéene nañ ko ñëpp. te incha allah su fekkee ne jar nañu wane ci li ñu war a doxee ndax saa su ne ñun waa Pastef ak président Ousmane Sonko lépp lu ñor askan wi ak réew mi suñu siy jiitu lañu bokk ndax bi ñu demee ne gis mbas bi am gis nañ taxawaay yi ñu ci am ci mbirum vacances agricoles patriotiques yi mbirum cours de vacances yi nga xam ne def nañ ko mbirum don de sang bi nga xam ne bi ñu toogee ba gis ne banque de sang yi manqué na am na taxawaay bi ci président Ousmane Sonko ak waa Pastef am kon loolu moom na seen xel dal suñ ci waree taxaw rek nañ taxaw li ci war. waaw wax nga ko seen taxawaay ci Covid bi mais depuis affaire Sonko bi nga xam ne ñu koy accusé de viol dafa taxaw dafa mel ni da ngeen fàtte seen patriotisme gën a féetewoo xeex pour seen leader. fàttewuñ ko duñ ko mës a fàtte suñu patriotisme ndax wax naa limal naa la sànq yu liñ ci dox loo xam ne newuñu ko woon ngir dañ ko defoon suñu bopp mais ngir réew mi waaye. su fekkee da nga nekkal ñoo xam ne ñuy préféré di dox ci fait divers noonu laa ko mën a tuddee ndax li ñuy jiiñ président Ousmane Sonko man jàppee naa ne fait divers la loolu nag di diversion ñu waroon jël li nga xam ne moo am solo ci li ñu nekk ci mi mbas mi ñu waroon ci am taxawaay ndaxte umbule woon ni léegi mu mat weer bi ñu defee couvre-feu bi te saa su ne ñu gis ne kaay mi ngi yokk ñu waroon ci waxtaan waroon ci jël ab njàngat. waaye ñu ñuy waxloo ci loo xam ne daanaka su dee ñamu soxla la ñaari nit la waaye mbas mi nga xam ne dafa soxlaa Sénégal yépp ñu waroon yokkaat taxawaay bi waaye ñi ñuy jiitu ñoom préféré wuñu lool ñoom li ñu préféré mooy nekk ci fait divers loolu nag lu ñuy déplorer la.
mais yéen loolu moo tax ngeen bàyyi lale mu gënal leen loolu gënal leen ngeen wàcc ci mbedd mi di sànnente ak policiers yi xeer ak yooyu alors que même histoire mbas mi ak yooyu waroon na mun a tax jeunes patriotes yi génn ci mbedd mi ne attends ni ngeen di doxalee baaxut nu ngeen di kiyee baaxut mais suñ leen gisee ngeen génn parce que Sonko lañ attaqué day mel ni yéen seen leader ngeen gën a nekk teg en avant. non génnuñu day baax ñu wax ne ñu fàttali ne génnuñu xam nga li xew mooy suñu président Ousmane Sonko la ñu bëggoon jaay doole ñu xëy dem seeti ko këram nit ki nag am nga droit soo amee sa xarit wala sa dëkkandoo mu nekk si ay jafe-jafe nga xëy dem seeti ko. bi ñu xëyee dem seeti ko ba ñuy dem ku nekk da ngaa sol sa yére bi gën a rafet takk masque yore gel dem seeti ko xam kon kooku yàq tax ko woon jug te duñu mës a tax a jug ndax ñun réew mi fonk bi ñu ko fonk taal ko taxu ñoo jug Birame Souleye suñu administrateur wax na ko li ñu tax a jug mooy taal xel yi ak bët yi ak nopp yi ba ñu mën a comprendre li ñu tax a jug. ba ñu demee nag Auchan yeeg Total yi nag. waaw xam nga dafa am lu am. mbir da Sénégal dañ naan xooluñu ku tooñ ku fay la ñu xool waaye ba ñu demee ñun comme ni ma ko waxee dañoo dem taxaw ngir seeti suñu leader. suñu bàyyi woon ñu toog taxaw fa la ñuy toog ba heure bi nga xam ne war nañ ñibbi ñu ñibbi. waaye soo toogee tamit ñu di la sànni ay lacrymogène di la sànni lu ne ndax dañuy wax naan muus sax soo ko dugalee ci néeg soo ko ërtalee dana fipp boobu nag loolu suñu constitution réew moo ñu ko may mooy résister ñu fipp ngir bañ ñu sonal ngir bañ ñu sonal suñu leader loolu rek la waaye ñun taal taxuñoo jug te réew mi fonk bi ñu ko fonk duñ ko mës a taal waaw defar rek lañ ci xalaat. est-ce que vous êtes conscient de charge yu ñu leen di teg fi mu toll nii ci ñenn ñu jàpp ñu mun a nem sax ba si seen leader. waaw nga charge yooyu suñ ko doon xool dañu war a njëkkee ci ñi waral loolu am ndax su procureur ak ñi jëlee réew mi suñu jëlul woon police ne leen sànni leen ay lacrymogène kon loolu du am donc y a pas d'effet sans cause donc suñuy teg ay charge ñooñu la ñu war a wax ne leen faute lourde bi ngeen def parce que loi bi fi nekk neew fi pour ñëpp la fi nekkal mooy man jàpp naa ñoom faute lourde la ñu def. waaw mais bu ñu leen sànni woon xeer du lacrymogène du ngeen dem rek dugg seen kër yi wala ngeen ñibbi pour bañ coow loolu gënutoon. nga yaakaar ñun mooy li ma wax coow bi taxuñu woon dem. am comme que coow taxul woon dem moom daanaka ndax bi ñuy dem nee naa la ñoo sol ba jekk. gaare suñuy oto dem toog taxawal suñu président kon loolu taxuñu woon jug li am nag mooy bi lii amee ne nit da lay ëpp doole jàpp suñuy ndaw. yóbbu leen jaay leen doole te ñëpp xam nañ ko ñu torturer leen pendant lu man ñetti fan ci commissariat central indi leen ay jafe-jafe denc leen lu mu ne sax détenu mais dama naan ay otage lañu loolu laay wax fële sa Cap Manuel li ci amaat mooy yëg ngeen ko suñu coordonnateur di Pastef Dakar Abbas Fall dem di leen taxaw ba tey ji nii ñu jël ko fa ci loo xam ne tegul ci leen ba fi may wax ak yow mi mënuñu ñu wax lan lañ teg ci ndoddam mënuñu ko wax. voilà processus de levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko mu ngi en cours benn commission ad hoc teg nañ ko est-ce que Ousmane Sonko pare na pour dem wuyu ji commission boobu ndax war na ko déglu. xam nga président Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne légaliste la dimanche bi mu def conférence de presse dafa ne convocation bi muy yónnee pour wane ne ñi seqal réew mi dañu nekk ñoo xam ne loi dañ ko respecté wul ndax ku mel ni député Ousmane Sonko waxuma sax la personne mais l'institution soo ko waree soxla am na fa war a jaar ndax xam nañ ko ñu ñëw rek jébbal ko convocation moom nag jëful ne pour jëf pour boppam mais pour postériorité mooy li ñëw ci kanam moo tax mu ne nañ jaar fi ñu war a jaar fi loi wax ñu jaar fa suñu ma woowee suñu lever immunité parlementaire bi 9h 9h05 maa ngi fañ ma soxla commission ad hoc bi laay wax. xam nga waaw fa laay ñëw pour wane ne kon moom musul bañ loolu am commission ad hoc bi nag li ci am mooy gis nañ ne ñoom seen parax paraxoo ak seen yàkkamti ba nga xam ne ñooy dem bay tànn ñi fay dem ba nga ñoom bi ñu tànnee seen groupe parlementaire ba pare am nañ ci droit waaye est-ce que war nañ tànnal ñeneen ñi mooy loolu ne li noonu la ñuy ñu xëy bind diw rek te ka ñu bind léegi daa bokk si ñoom mu mburoog soow bi ñu ñëw bind ko xam kon loolu moom mooy yow yaay àtte yaay jugé yaay arbitré yaay def lépp moo tax suñu député yi ne bokk ci opposition bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wane taxawaay boo xam ne gis nañ ko ngir di wane ne ñoom ñoo war a tànnal seen bopp tànn boobu def nañ ko ci kanam nag dañuy bàyyi xool fa bët di mujjee ak wànneyam. non pour buñ ko woowee dañoo wala leeral loi bi dafa ne ñaar la may suñ la wooyee soo neexee demal sa bopp soo neexee nga bañ dem. wala nga yebal boo demut it buñ la attee da ngay nangoo. waaw dëgg waaw xam nga atte amul ndax foofu
assemblée du àtte assemblée lu muy def mooy yëkkati malaanu kiirlaay moom mooy apprécier ba xam jar na mu dem wala jar na mu yebal wala mu bañ dem waaye lu ci mën dem rek responsabilité am. dana ko assumer ba mu mat sëkk. jërëjëf dañuy def benn tour de table rek bu fekkee ay question am na yu fa mën a jubee. parce que ci chaîne YouTube bi. ku ñu naan Mouhamadou Samb. mu ngi lay posé benn question gannaaw ba wala nuyoo dalal la mu ngi naan oto jàmm ñu ngeen taal. waaw xam nga dañuy wax ne wax naa ko léegi ne ñun taal ay oto ak ay kër ak ay dëkk taxuñoo jug dafa nekk ci réew moo xam ne lépp lu xew rek dañuy jéem a xool nan lañ koy taqal waaye ñun xam nañ ñun mbir mi force de l'ordre ak manifestant yi ni muy doxee di nga gis koo xam ne sax mbokkul Pastef waaye bëgg nañu taqal Pastef mu ñëw def ci loo xam ne boo léegi ñun lañ koy taqal waaye ñun mosoo gis manifestation Pastef bu am fañ koy defee saa yoo la seetloo suñu paree soo fa ñëwoon 1 heure de temps après rek naan ba xam fii loolu amoon na fi lu koy waral mooy citoyenneté bi nga xam ne moo nekk ci ñun nga xam ne dañuy ñëw si Pastef la ngay gis ñu am meeting wala lu mu mënti doon ñëpp toog su ñëwee dafa am 10 000 personnes dañuy indi 10 000 chaises toog suñu paree ramasser foofu ba mu set nettoyer ba mu set loolu citoyenneté boo xam ne moom lañ bëgg Sénégal yëpp nekk ci xam nañ ne Sénégal ñu ngi ci mu ngi seen biir kon ñun du ay taal ay yooyu mooy tax a jóg yenn yi nag ay manipulation la ak ay loo xam ne ay diabolisation yoo xam ne tàmm nañ ko ci régime bi fi nekk daal. merci beaucoup Absa. waaw ginnaaw bu ñu la dalalee dañoo gis ni que coow li ba mu jógee ñu ci bëri dañ doon wax ne am lu mu mënti doon kii di Ousmane Sonko di seen leader amul dara lu muy def ci bërëb yu ni mel waroon na trouver beneen moyen est-ce que nekkul ni que en réalité yéen waa PASTEF da ngeen a xamul valeur bi wala da ngeen a xamul enjeu bi nga xamante ne bii tey jii Ousmane Sonko moom la représenté ba tax aaroo leen ko aar bi war wala wegoo leen ko weg bi war ba tax tey jii mu mën a daanu ci li ni mel beneen question bi mooy dañuy gis ni que ci seen communication lu ci ëpp da ngeen di dem en rang dispersé ndax tey jii kii day génn wax li keneen bu ëllëgee keneen génn wax lee mu mel ni yéen seen biir sax yemoo leen ci même niveau pour génn am benn communication bi war ndax Pastef tey jii kon mature bu toll ni mu war a yor réew. waaw soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm ci question bi waaye li may njëkk a wax mooy ne xam nga président Ousmane Sonko par rapport ak question bi nga njëkk a posé question problème d'appréciation la parce que ñun bi ñuy def politique ñun waa Pastef ñu ci bëri ci Pastef lañ ko tàmbale ñu jàpp ne politique Sénégal war nañ ko mën def ci lu civilisé mooy ne nit ki day xëy di xalaat ngir réewam am démarche boo xam ne war ko tere vie mu koy dund ni mu war mooy démarche normale ndax soo demee si dëkk normal dëgg-dëgg nit ki la muy defee politique war koo tere liggéey war koo tere am activité war koo tere am vie privée nit ki nag ñun gis-gis boobu lañ am te moom lañ ñëw bugg ko bokk ak sénégalais ba nga xam ne du ne rek damay def politique dama war a xool looy def wala fay def Ousmane Sonko ak ñi ñu ànd ñu ñëpp jàpp nañ ne saa yu ñu xëyee war a dem faju jarul mu doon loo xam ne événement la jàpp nañ ne saa yu ñu xëyee war a dem seetu suñuy mbokk warul nekk événement ndax sénégalais lañ comme tout le monde loolu nag moo waral suñu gis-gis boobu nag nit ñi mën nañ ci am appréciation bu nekk mën nañ ko nangu waaye ñun jàpp nañ ne dañ doon def Ousmane Sonko dana dem di faj yaram jàpp ne fii war na ko si mën a def mu def ko fa léegi nag fee yu si amee ku ne mu nga ci am interprétation mais li am solo mooy moom ba mu koy def ci lu baax la ko teg conscience am wax na ko ne li muy def lu baax la mu jóg dem def ko ñi ngi ko séqal suñ ko jàppee woon noonu kon fait divers bi du am waaye ñoom ñoo jàpp ne que politique sa morom bi ngay politiqual soo ko jekkoo noo ko mënte yàqee rek mun nga ko yàq. suuraale it dina ci baax ndax xam di ngeen doon wax ne ñu ngi leen di xam ngeen ne ñu ngi leen di waajal ay ndëgg sërëx. waaw su nekkee ne dañ lay waajal ndëgg sërëx saa su ne ngay moytu da ngay dem da ngay mañak mooy ne da ngay dem ba ñu nga séqal sa doo leen wóolu ñu nga fii aar suñu borom rek moo mën a aar ñëpp waaye ndokk nekk président de la République am na noo xamante ne noonu nga war a dundee parce que quelqu'un qui aspire à être un président de la République d'autant plus que nga nekk un opposant de fait ndax ci biir opposition bi yow rek la ñuy gis tout le temps donc am na noo xamante ne bi war nga ko dundee même bu fekkee ni que yéen li ngeen aspirer mooy une vie boo xamante ne moo ñëpp a yam mais justement moo Ousmane Sonko yamul ak ñëpp. waaw yamul ak ñëpp waaye tamit nit la di ñun ñëpp Ousmane Sonko mosul taxaw ne je suis un saint mosul taxaw ne yonent la waaye nit la comme ñun li mu war ci moytu mu ngi koy def waaye dama ne état même su doon moytu à 100% su fekkee nit ki nga nekkal jàmmaarloog moom moo am gis-gis gi bon ci yow
loo mën suñu borom rek mën a aar te lii am wane ne suñu borom aar na ko ndaxte lu mel nii kuñ ko mosoon teg fii daanaka yóbbu nañ la feneen waaye ñoom gis nañ ne dem nañ ba ci biir saa su ne bés bu yàlla sàkk la ñuy teg saa su ne suñu borom di wane ne ñoom lañ doon jéem suñu borom jéemam rek am solo ndax aaru suñu borom ndaxte lu waral loolu mooy ñun ñëpp dañoo nekk ci réew boo xam ne ay waay gëm lañu te gëm gi ñu gëm moo tax suñu borom képp ku tegu ci dëgg moom ci boppam moo lay aaral boppam. te loolu lañu seetlu balaa ngaa daane rek ci question communication bi muy wax. bi nga xam ne day am divers ay wuute tuute. waaw communication bi nit ñi ñooy wax ne dafa am divers wuute mais man gis mu ci wuute ndaxte soo nekk ci dossier boo xam ne dafa dynamique di évoluer communication da koy suivre ndaxte nit ki bi nga koy poser question saa su ne suivant niveau d'information bi mu yore lay waxee léegi nag niveau d'information bi ci dossier boo xam ne dafa dynamique. mooy ne mun na di changer. di koy adapté saa su ne. waaw communication ci parti bu mature comme nu mu ko waxee war na gën a mën a organiser wu quand même. parti bu war a jiite est-ce que tamit loolu d'une part du wax li muy du expliquer li muy wax manque de maturité un peu politique. man du ma ko gisee noonu ndax maturité politique su dee maturité politique pendant 60 ans ñi fi nekk loolu la ñuy wax naan am nañ maturité am nañ expérience. te ana lan la jëriñ suñu réew pendant 60 ans. on reste toujours 25e pays le plus pauvre. c'est-à-dire li am solo mooy ñun engagement bi ñu am ko suñu réew depuis bi Pastef amee ba tey gis nañu parti bi nu mu màggee màgg bu gaaw te nag dañ ne màgg bu gaaw boo gis na ci am ay yenn ajustement dañ koy nangu ndax parti lañ boo xam ne dañuy nangu critique di nangu di ajusté wu màgg bu gaaw boobu nag mënul ñàkk ay couac mais chaque fois lu ñuy xaar suñu mooy ñu am benn dynamisme ak benn capacité d'adaptation boo xam ne ñu ngi koy am saa su ne ndax parti boo xam ne en moins de 4 ans 5 ans 6 ans tu es presque présent dans tous les départements du Sénégal c'est am na ñoo xam ne def nañ ci 30 ans mënuñu am sax ñetti nit. merci beaucoup monsieur ma jox soxna kii Aïcha Thiam mu laaj laataa Toch di laaj. ok monsieur Diokhané ñu lay nuyu bu baax di la dalal ak jàmm ci plateau Bët Set bi man nag sama laaj si Ousmane Sonko lay dem njiitalu Pastef tey gis nañ li daanu si kawam yoon tranché gul dëgg laam du dëgg ñu ngi toog di xaar mais benn côté dafa mel ni que moom maanaam askan wi ñoo gën a faale li dal ci kawam ndax gis nañ ni que bëgg dem ci ay ful récemment gis nañ li mu def université te instant bi période mbas lañ toll moom muy woote regroupement est-ce que moom carrément instant bi nekkul di dawal li di campagne am. waaw en fait Ousmane Sonko mosul toog woote regroupement man mi bokk Pastef démb bi mu dem université yëguma ko pour te dire que kon su doon day wootee regroupement kon ñi ko jege sax dañ ko xam li am démb mooy en tant que responsable su dara amee ci réew nga am ñoo xam ne dañoo ñëwoon seet si la lii am ñu am ci ay ñu gaañu ndax gis ngeen ne avant université demoon na hôpital seeti ñi fa blessé dem na sax bay jéem a xam policier bi ba nga xam ne gaañu na fu mu ne mu seeti ko loolu responsabilité am la démb mu demoon di seeti étudiants yoo xam ne dañoo gaañu woon ci mbir mi mu demoon leen seet waaye nit nag da ngay xam fa ngay dem waaye nit ñi bëgg bi ñu la bëgg suñu génnee mënoo leen taxaw neen bu leen ñëw li am démb mooy loolu mooy ne étudiants yi ak jeunes yi ñoo fees seen xol Ousmane Sonko ci ne fu mu mënti ne su génnoon tey ne day ñëw Sénégal suba daanaka seen plateau bi yéen soo amee dooñu fi dugg loolu nag suñu borom a ko def mooy li am démb waaye moom ku xam Pastef ni ñu doxee ci mbas mi ci commune bu ne quartier bu ne ci ay gel ci ay masque xam nga ne lu ñu conscient la lu ñuy déplorer mooy ñi ñuy jiitu au lieu ñu nekk focus sur loolu ñu ngi ci ay faits divers man laa ko tuddee ñu ngi ci ay loo xam ne ay ndëgg sërëx di jéem a intimider di jéem a xooxatal waaye ku xam waa Pastef xam ne loolu moom du jàll. merci beaucoup Toch très rapidement. ginnaaw bi ñu la dalalee bu baax a baax. président Sonko dañ ko gënoon a xam ci xarkanam boo xamante ni dafa teeyoon cohérent ci lépp lu muy def mais ñu gis ni bi problème bi amee dafa jur lu mel ni benn panique mu def précipitation ba def sortie ba gars yi di ko ci jiiñ leneen loo xamante ni wute na ak viol bi muy appel à l'insurrection boobu noonu ñuy wax côté boobu laa bëggoon nga gën ci indi leeral ci appel boobu noonu ba xam woote na ou wootewul. waaw président Ousmane Sonko ku gis xam ko ci dal wax nga ko dal boobu nag musul dañ ndax bi mbir mi amee ba tey benn yoon la génn wax te wax jooju dañ Olof Njaay day faral wax naan ku artuwul da nga àtte ndax nit ki su fekkee da nga nekk ci réew mu neen yoon boo xam ne dañuy wootee yoon su ñi nga xam ne ñoo yore yoon suñu deful yoon la nga fàttali leen yoon moo waral mu def sortie boobu te sortie boobu ku gis Ousmane Sonko nu mu waxee koo xam ne toog na lu yàgg dégguñu ko nga xam ne sérénité moo waral lool
ndax mbir mi am na ñetti fan ba ñeent mu soog a génn te su dul woon li ñu bëggoon def mooy jël ko par la force mooy li am nañ ko wax loolu lañ bëggoon mu wax fàttali leen ne leen ni ngeen doxalee di noonu nii la loolu rek la ci waxagum fu mu toll nii. waaw nee na ne dina bañ dem bi moom dina ko bañ. par tous les moyens yu mu ko mën a xeexee nag dina ko bañ. waaw noonu dafa loolu dafa am loo xam ne di ko. réew mi ay charte moo ko tëgg moom député la. su lu woon député jour bi ñu ko convoqué lendemain day dem mais dafa ne waxul du ma dem de dafa ne soo leen bëggee ma ñëw jaar leen fi yoon war a jaar ma ñëw xam nga ko toog ba ne waaw suñu génnee sama immunité 9h 9h05 fole ma woo ma wii leen xam kon kooku bëggul dem ba waxul du ma dem dafa ne jaar leen fi ñu war a jaar te loolu pour man sax waruñu woon xaar Ousmane Sonko di leen ko wax ñoom ay kilifa lañ ñoom xam nañ droit xam nañ yoon ñoom ñoo waroon jaar foofu suñ jaaroon foofu kon lii du am. merci beaucoup monsieur Diokhané man dama bëgg a laaj ci sof ci laaj yi fi jotoo juddu. benn bu ci njëkk moom mooy wàllu communication bi mais ci beneen anam. dañu gis seen leader dafay tànn presse bu muy waxal loolu système bu baax la am déet. non ñun mosuñu tànn presse bu ñuy waxal waaye dafa am presse yoo xam ne ñoo ñuy tànn ak ñu dul tànn waaye ñun mosuñu tànn presse parce que su amul benn plateau Sénégal. bu weesoo Pape Alé Niang ba mu nekkee 2S ak Sen TV. ak fi nga xamante ne moom mooy ay plateforme Pastef yi. gis ko ci beneen presse jafe na wala raar na de. waaw loolu laa wax nee naa la du moom mooy tànn mais presse bee ñu tànn ba pare dafa am yoo xam ne tamit il faut ñu nangu ko mooy Sénégal dañoo am ñaari presse dafa am presse boo xam ne askan wi taxu leen jug am presse boo xam ne dañuy wax li am ñoom nguur gi la ñuy xool lu leen neex am na ñoo xam ne ñi nga xam ne askan bi leen tax a jug man su ma ñëwee heure bi tey parce que xam naa ne Seneweb askan bi leen tax a jug moo tax ma yow fajar ñëw saa yu loo xam ne dafa soxla askan wi fu ñu ci war dañu wuy te président Ousmane Sonko ñëpp ñu ko soxla dañ leen di wuyu saa su ne muy moom ak ñun ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef yëpp communication moom amuñu ci benn parce que presse bi dafa am solo ci réew maa ngi koy wax di ko léegi naan ko li ñuy jugtee ci Pastef su Sénégal seetaanee ba mu am mooy anéantir opposition biir Sénégal presse bi nañu xam ne suñu paree su ñoom lañ jëm parce que ki fi ne moo bëggul ku am xalaat bu wuteeg bosam te presse yàlla da ko bind mu doon koo xam ne mënoo ko joxañ rek ne ko fii ngay xool. merci beaucoup nga baal ma foofu nga daaneele laay def sama dernière question. mooy ki fi nekk bëggul ku wuteeg moom xalaat. moo ne loolu ngeen koy jiiñ loolu la ñuy gis ci yéen ci seen i njoñ ku wuteeg yéen xalaat ay saaga ndey ngeen koy def ci réseaux sociaux yi ndax ëllëg bu ngeen yoree réew mi du ngeen gën a pire ki fi ne. waaw loolu ndax toogagoo leen ko wax ngeen dal ci kawam. waaw loolu merci beaucoup ci question boobu ndax dafa jaral leeral xam nga réseaux sociaux moom ñëpp xam nañu mbedd la te mbedd la boo xam ne ku nekk su la xëyee changé tur wala changé kanam loolu ci ne li am mooy mosoo président Ousmane Sonko war na ko keroog ba mu demee Touba ne Pastef amul kuy saagawul kenn bind ay communiqué plus de 5 communiqués def nañ ko dans ce sens là waaye li am mooy man su fekkee ne dama am ay pexe yu bon exemple laa joxe dem wut ubbi benn page bind je supporte Macky Sall jël photom def te ma bokk Pastef xëy di saaga xam nga kon bu boobaa dañ naan ñoom la loolu tamit mën na am beneen côté bi donc réseaux sociaux mooy loo xam ne ku nekk mu ngi tas démb rek moo ci mujj lañ détecté ay comptes yu bëri yoo xam ne dañuy jël profil Ousmane Sonko wala profil Pastef fekk ki nekk ci ginnaaw bokkul Pastef fenn la bokk di saaga ay journalistes di saaga ay lépp ngir rek jéem leen mooy jaxase journalistes yeeg ak waa Pastef waaye ku xam waa Pastef ak journaliste parce que am na rôle bu mag bu journalisme joué presse bi ci émergence bu Pastef ci évolution bu Pastef parce que saa su ne fu ñu ne yéen ñu fay fekk di jàllale suñuy xibaar di jàllale suñuy événement donc ñun mënuñu inconscient ba jéem di attaquer presse ku koy attaquer da nga xamul njëriñam ci réew te loolu alerte la pour képp koo xam ne am nga ay gis-gis yu ñaaw ci presse nga bàyyi ko moytu ko ndax presse dañ ko soxla ci réew. merci Ousmane. waaw jërëjëf Mohamed xam naa ne luñ ko war a poser yëpp du xaj ci temps bi kon dañuy gàttal rek def benn question pour terminer. mooy seul procès verbal bi nga xam ne génn na démb Adji Sarr di ci génn di ci def di yokk ci accusation yi yeneen kii yu doy waar ndax gis ngeen loolu ak nan ngeen ko jàngatee. waaw xam nga ñaara am Adji Sarr ñun dañu jàpp ne victime la bu ñu manipuler ba fu mu toll nii kenn xamul fu mu ne. te nit nag su fekkee ne dafa nekk ci ay jafe-jafe yaakaar naa ne ay mbokkam la gën a soxla que ñu koy denc te kenn mënu koo gis
man fi laa gis victime boo xam ne dégg gis ñu ay famille pour ay famille mënuñu koo gis pour des raisons de sécurité tamit mu génn wóorut. waaw ay famille mënuñu koo gis xanaa nit ki nag su nekkee ci jafe-jafe war nañ ko may ay famille gis ko benn ñaareel bi mooy manipulation bi moo wax sànq ci réseaux sociaux yi noonu lay amee ci mbir mi ndaxte ñoom dem nañ ba gis ne yooyu ñu tegoon yëpp mu ngi daanu ñu jéem a di créer ay faux PV di modifier ay rapport médical di modifier lu ne ngir jéem a indi jiixi jaaxal ci xelu sénégalais waaye ndokk bi sénégalais yi teel a comprendre parce que politiciens yi ñun ñuy def politique dañoo war a gën a naw sénégalais yi ndax xam ne sénégalais yi seen xam-xam ak seen capacité de discernement toll na foo xam ne pour nga manipuler na yomb mais ndokk ba ñoom comprendre nañ balaa lii di am li am démb ak war a am sax ci kanam dina bëri manipulation dina bëri ay changement yoo xam ne ay nit ñooy toog di créer ay PV di créer ay audition di créer yeneen pour jéem a nasa xelu sénégalais waaye li am solo mooy ñuy wax a lancer appel bu am solo mooy Pastef parti jàmm la ñi ko jiite ay nit jàmm lañ te ay sénégalais lañ du ñu ay rwandais du ñu ay gabonais ay sénégalais lañ nekk Sénégal am yéene ci réew mi ñuy woote ñi nga xam ne ñooy réew mi ñu bàyyi xoxatal bi ndaxte umpalewu leen ne am nañu lu mat 19 sénégalais yoo xam ne ay ndaw lañ ñu jàpp leen denc leen fële ca Cap Manuel ba tey ji nii luñ leen di jéem a jiiñ koo xam ne da ngay dem yoroo xeer yoroo dara ñaan leen ay insurrection ak ay violence ak yooyu yëfu tappale la nañ leen bàyyi. ñu jël seen njaboot. ki nga xam ne mooy coordonnateur Abbas Fall di coordonnateur Pastef Dakar dem di leen yóbbul lu ñu suturlu ñu jàpp ko ci loo xam ne ba fi may wax nii mënuñu ko wax lan lañ ko jàppee jàpp jabaru Birame Souleye démb Fatima Meng bokk ci FRAPP ñu jàpp ko ak yeneen ñoo xam ne ay Tahirou Thiam ak ñeneen saa su ne ñu leen teg intimidation di leen xoqatal dañoo xam ne réew mi réew jàmm la nañ leen bàyyi ñu doxaat seen soxla. waaw en tout cas jërëjëf Abdou Samad Seneweb mu ngi lay gërëm ci sa teewaay. waaw di leen gërëm di leen sant ci liggéey bi ngeen liggéey di leen ñaan yàlla may leen doole. ba Seneweb ñu dégg ko fu ne. ndax site la boo xam ne man du ma xëy te dugguma ci mooy sama site de préférence. information su ma ko soxlaa mu bëgg mu wér fa laay dugg. waaye di santaat ñëpp di wax ne Pastef parti boo xam ne la sérénité calme ak tamit respecté yoon rek moo ñu tax a jóg. effectivement Mouhamed kon mu ngi noonu gan gi lii lañ leen indiloon. merci beaucoup monsieur Diokhané kontaan nañ ci teew bi nga teew ci li nga xamante ne nii moom mooy bët set matinal bi nga xam ne Seneweb TV ak seneweb.com moo leen ko jagleel di la ci jaajëfal bu baax a baax.